waaw damay gërëm ñi ko organisé Demba Dembélé Ndongo Samba Sylla Aïdara ak Abdoul Aziz ñoom ñi moom moo fi représenté Forum Civil li ñu fiy waxtaane mooy ñi nga xam dañ leen a fal ci gox-goxaat yi taxawaay bi ñu war a am ci alal ji nga xam ne dañ koy tibbe ci biir suuf si te muy alal ju kenn mënta lim muy sunu alal te waa réew mi duñu ci jariñoo lu ñu ci war a jariñoo boo ko seetloo am na ay maanaam jafe-jafe yu bare bi ci jëkk boo xam ne mën naa ko ràñsale wu ma ko par ordre d'importance damay wax noonu rek bi ci jëkk mooy ay accord convention yu yàgg-yàgg yoo xam ne ñaar fukki at baa lu ko ëpp kenn seetaatu ko bu ko defee entreprise yi loolee ñu leen signeeloon ñu di ca dox te mbir mi soppiku ñoom ba tey ci loolu la ñuy dox te loolu di indi ay pertement yu bare ay lempo yu ñu war a fay te duñ ko fay ay engagement yu jël ci wàllu jaww ji ak aar doomu aadama yi ci li ñuy noyyeeg yooyu te duñ ko doxal ak yeneen ñaareel ba accord yi ñu signé ba noppi sax itam la ca nekk duñu ko respecté wax naa léegi boo jëlee fu mel ni Taïba dégg nga ak nit ñi li ñuy dund foofu daaru Xuddus kenn xamut nu mu mel nit ñi mais dara boobu ak léegi changé wuñu nit ñaa ngi jooy ñi ngi wax ñi ngi bind ñi man mii seet si woon nañ ma bi ma nekkee président commission communication di ma nettali seeni jaar ku fa jaar nag ne leen waaw dinañ ko lijjanti nangam te ba tey lijjanti ko kon ci tënk li ma bëgg a wax mooy lii lépp su amee nguur gi mooy responsable parce que accord yeeg affaire yeeg nu ñu ko war a seetaatee defaraat ko ba réew mi gis ci boppam et tout kooku responsabilité nguur gi la donc su ko nguur gi doxalee xayrun su ko doxalul ginnaaw alal réew mi la mais na réew mi taxaw quand même organiser wu exiger que gouvernement bi régler problème yi ci ni ñu ko bëggee loolu kay yaa xayti parce que bu fekkee ne alal ji ma ngay génn di dem te defe naa Sékou Touré ko waxoon ba dañ ne ko waaw Guinée li fi nekk alal ju dul jeex du xaaj mu ne waaw waaye bu fekkee ne bu ngeen ko tibbee da ngeen ko yóbbu nun duñ ci jariñu waaye nanu ko bàyyi ba man ko rek waaw di dunde ni ñuy dunde ba man ko ginnaaw vraiment buñ ko mënut a régler mais ñu arrêté lépp ba kere ñu koy man mais man jàpp naa ne man nañ ko dañ ko war a def et donc ça il faut de la mobilisation et il faut exercer des pressions sur le gouvernement pour que mu régler ko. Je suis Abdoul Aziz Diop, coordonnateur général adjoint du Forum Civil, coordonnateur aussi antenne régionale Thiès Fili Citoyen, membre du comité national ITIE. ñaari poñ yu tënk mooy daje tey bi daal solo bi mooy dañuy waxtaanee rek maanaam ni ñuy exploiter ressources minérales yi ban jeexital la am ak ban njariñ la ñu am impact bi mooy jëf mais bi ñu seetloo mooy état bi jël na ay dispositions ndax xam nga ressource minérale du lu ñu transférer aux collectivités donc donte ne dañ koy opérer ci gox-goxaan yi mais état mooy recouvrir lépp am lu ci jël war ko delloo gox-goxaan yi muy fonds de péréquation la ak fonds d'appui fonds de péréquation boobu nag 20% des redevances la waaye li ñu gis mooy 2009 la décret bi génn ba 2019 beneen décret ñëwaat na fi am na arrêté calculer nañ ko mais xaalis boobu lu toll ci 7 milliards yi war a dem ci gox-goxaan yi juróom benn téeméer ak tuuti ba léegi demul léegi nag ñu laaj état na xaalis boobu comme entreprise fay nañ ko état jot na ko delloo gox-goxaan yi waaye ñañu fal tamit am nañ ci sas ndax tey sooy laaj baatu askan wi
vraiment pour taxawal leen la ñii assemblée ñii si élu mais dégguñu benn député maire dégguñu kenn ku taxaw pour def le plaidoyer sa loolu yaakaar naa ni loi de finance bii di ñëw moo tax ñu rafetlu teewaayu Decroix ne ko nag sas lañ la def sooy dem assemblée comme loi de finance bi am au mois d' octobre novembre nañ fexe ba 7 milliards yooyu nañ ko fay président de la république joxe woon na ci ndigal mais xam nga président décret lay génne mais arrêté ministres yi ñoo koy def muy surtout ministre des finances beneen bi mooy fonds d' appui au développement local loolu dañu ni dërëm bu de 0,5% maanaam entreprise su gagné tey 200 milliards war na jël 1 milliard delloo ko gox-goxaan bi nga xam ni fa lay exploité par exemple tey ICS wala GCO wala Sabodala Gold ñoom ku ci amoon 200 milliards war nga delloo tey Daara Khoudoss wala fa nga nekk 1 milliard su dee tey 100 milliards la nga delloo 500 millions mais li ñu gis budget collectivité yooyu matul sax ay 200 300 millions c'est à peine lañ koy couvrir léegi loolu tamit nañu fexe ba état fexe nan la disposition boobu muy article 115 du code minier dem ci gox-goxaan yi donc li ñu gis daal mooy yorin wi bu sell la ñëpp di laaj waaye li ñu gën a soxla aussi li ko benn bi wax ne croissance ak rapport ak lépp baax na waaye moom croissant moo ko gënal maanaam liy dugg ci biiram mu am yëg-yëg ci moom te loolu nag ba léegi population yi nga xam ni ñi ngi nekk Kédougou nekk Thiès gisaguñ seen bopp sax xoola Thiès la première région minière du Sénégal ñaari at rek Thiès dugal na 90 milliards ci gafaka état ci secteur minier mais 6 ans Thiès jot benn milliard soo calculer 2010 ba 2015 pour 53 collectivités territoriales loolu xam nga c'est même presque moins 2% baaxul donc fonds yooyu tamit nañu xool le mode opératoire trouver d'autres moyens et puis fexe ba gox-goxaan yi mën a am convention locale de développement aussi ak société minière yi fexe ba RSE tamit wàññi billet màkk yi tabax ay postes de santé tabax ay hôpitaux waaye da ngay joxe billet màkk ka nga ko jox moom rek moo ci jariñu mais communauté bi du ci jariñu donc loolu daal mooy solo waxtaan bi fexe tamit di yii nag di gën di yaatu Thiès ndax Thiès ak Sénégal politicienne bi dafa occuper espace bi parrainage ak sa loolu ñi mu intéressé mooy ay benn ñim bu ndaw mais li intéressé Sénégalais yi mooy xëyu ndaw yi mooy développement mooy émergence sa loolu mënul am loolu ci li ñu yaakaar muy mine gaz pétrole